assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru Ramadan ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 16 ci istuwaaru Dajjal ñu gis désormais ni Dajjal nekk na premier ministre à l'âge de 33 ans mu commencé liggéeyam premier mois bi mu passé que ci di recevoir ay coups de fil ci ay dirigeants pays yi kenn ku nekk ci ñoom rekk di ko féliciter waaye di ko xamal aussi ni ka accord yi nga xam ni signé woon nañu ko ak Imam al Mahdi te mu concerné wàllu commerce international ñu koy xamal ni ka accord yooyu yépp ñoom annulé nañu ko ginnaaw ni nga xam ni Dajjal passé woon na 3 ans bi mu accéder à la Knesset pour fexe convaincre leen Dajjal dal di yëg nag ni kon am na gain de cause mu passé premier mois boobu yépp nag ci di savourer victoire am waaye ñi nga xam ni ñooy observateurs yi te ñu ci bare ci ñoom nag ñu neutre ci wàllu politique ñi ci ëpp influence ci seen biir ñu dem ca Organisation des Nations Unies wax leen ni nu gisee monde bi nu mu commencé di doxe ñu ni sun ci teelul jóg mën na xëy sombrer dans le chaos waa ONU laaj leen lu tax ñu ni parce que Dajjal mi en tant que premier ministre gis nañ ni dafa jàppal xeen Imam Mahdi ñu ni te Dajjal moom woote na prophète Isa am na pouvoir mystique bu extraordinaire ñu ni Imam Mahdi aussi mooy amirul muminin mais moom aussi am na pouvoir mystique bu extraordinaire observateur yi wax ONU ni ko soo ci jugul teel ko organiser waxuma la wàllu accord yi ñuy wax ak accord yi ñuy annuler mais ba moytul kon àdduna bi dina sombrer dans le chaos comme yéen nag yéen a fi nekk war a neutre kon na ngeen teel a trouver solution secrétaire général de l'ONU kontaan gis ni loolu lu am solo la te aussi tamit observateurs yi wax nañu dëgg bu ñu ci jógul mën nañ ko regretter ONU daal di organiser lanoo tuddee conférence de paix waaye mu organiser ko nag ca siège am waaye conférence de paix bi waa ONU envoyé ci lettre d'invitation dirigeant pays yu mag yépp ñu boole ci Dajjal envoyé ko lettre d'invitation waaye ñu envoyé lettre d'invitation aussi Imam al Mahdi bi ko États-Unis yégee ñoom ñu ni désormais dootuñu nangooti Imam Mahdi di teg tànkam ci seen territoire
parce que accord yi ñu seqaloon ak moom yépp ñu ni accord yooyu ñoom annulé nañ ko te loolu yépp liñ ci jublu woon mooy pour faire plaisir Dajjal loolu lañ ci jublu woon waaye fekk na ONU bëggewuñ ko woon noonu waaye teewul loolu yépp nag ñu maintenir conférence de paix bi conférence de paix bi jotee ñi fa ñëw ñëpp ci ay dirigeants état yu mag yi Dajjal aussi ñëwaale toujours mi ngi ci premier mois bi muy soga nekk premier ministre bi mu ñëwee ñu wax ni daal même su fekkente ni bëggeewuñu ko woon nii parce que bëggoon nañu Imam al-Mahdi teew waaye mënuñu ci dara ndax États-Unis ñoom ñoo rejeté ni accord yi ñu amoon ak moom annulé nañ ko kon waratul mën a ñëw seen territoire ñu ni teewul na ñëpp tenir rek discours boo xam ni day dellu ci jàmm ci àdduna bi dirigeant yépp daal di d'accord ñuy jàll kenn par kenn ñoom dirigeant yi ku ci nekk rek di jàllale message boo xam ni day dellu ci jàmm bi ñu agsee ci Dajjal mu yéeg ci kaw tribune bi daldi taxaw dirigeant yépp a ngi toog di ko seetaan télévision yi ñu ngi koy diffuser en direct mu taxaw ci tribune des Nations Unies moom Dajjal ñépp a ngi xaar mu tenir discours de paix pour li nga xam ni ñi ngi koy ragal ci ni àdduna di doxe mu am stabilité Dajjal naka mu taxaw daldi wax accord yi nga xam ni Imam Mahdi signé woon na ko ak pays yi lu taxoon mu sonnoon ci moom pour ñu annuler accord yooyu ak actuellement ni mu gisee commerce international niñ ko war a doxale bénéfice bi yépp war a dellu ci ñoom ak ci occidentaux yi mu wax ni li mu gis mooy ñu embargo Imam al-Mahdi moom ci boppam ak ñi mu àndal waaye loolu yépp mu jeexale ko ni boo gisee mu wax loolu yépp mu ni parce que kooku nuy wax Imam al-Mahdi c'est un imposteur kon Dajjal moom waxul discours jàmm mu ni te li ko prouvé mooy accord yooyu yépp mu mësoon a signé benn baaxu ci mu ni moo tax ma sonn ci accord yi ba benn bu ci nekk ñu dindiwaat ko ñi nga xam ni ñëpp ñi ngi toogoon di ko seetaan mu taxaw ci kaw tribune bi di wax dirigeant pays yu bari am déception parce que li ñu bëggoon mooy comme lii passé na mu jàllale message yu jàmm mais malheureusement amuñu ci woon loolu te chaîne de télévision yi ñu ngi koy diffuser en direct kon forcément Imam al-Mahdi dégg na ko ak moom it ñi mu àndal te xamuñu moom aussi nan lay réactionner waaye conférence bi daal di jeex bi conférence bi jeexee dirigeant yi joxante loxo ba noppi bëgg dem Dajjal daal di approché benn sénateur républicain ni ko Imam al-Mahdi dégg naa man ak moom naroon nañ fi fekkante mais yéen da ngeen def erreur bu mag sénateur bi ni ko lu tax mu ni parce que dégg naa yéen a ko refusé visa ni warul mën a ñëw seen territoire parce que annulé ngeen accord yi mu ni yéen bu ngeen amoon xel dëgg da ngeen di bàyyi mu ñëw ngeen arrêté ko fii comme ça que ñëpp am jàmm dootul génnati yéen ngeen am jàmm mais sénateur républicain bi ni ko mais wax nga dëgg ni ko loolu idée bu am solo la woon Dajjal ni ko en tout cas maa ngi retourné waaye na ngeen fexe organiser loolu ma wax leen mu ni ko baax na Dajjal daal di retourné dellu Jérusalem bi mu delloo Jérusalem sénateur républicain bi dem moom ak ay contactam ya mu am ak moom ak lobby juif ba ñu liggéey ca ba benn bés rek Imam al-Mahdi ma nga ca Médine toog ak ay compagnons ñu jékki saa rek envoyé leen benn message
benn compagnon dem xool message bi gis ni message bi mi ngi jóge ci cabinet vice-président des États-Unis. message bi nekk message boo xam ni dafa jaaxal compagnon bi àndaloon ak Imam Mahdi, parce que ci message bi dañu ni Imam Mahdi dañu ko invité aux États-Unis jox ko numéro boo xam ni compagnon bi war na ci woote pour mu wax ak directement ñi nga xam ni ñoo ko invité. compagnon bi jël numéro bi indil ko Imam al Mahdi mu ni ko composé mu composé bi mu composé mu sonné sénateur républicain bi décroché bi mu décroché mu ni ka Imam Mahdi ngi toog mu ni jox ma ko mu jox ko mu ni ko waaw dañu gis ni accord yi ni ñu ko annulé vraiment daal du lu rafet ni ñu waxoon aussi interdire la nga ñëw ci conférence de paix bi loolu aussi lu ñu regretté la ñu bëggoon nga ñëw fi ñu xool nan la ñuy mën a jëlee 48 heures pour mën a dabaatal loolu su laajee it mu am accord boo xam ni mën nañ ko signéwaat ñu signéwaat ko. Imam Mahdi ni ko ban jour mu jox ko jour bi mu ni baax na danaa ñëw daldi raccroché bi mu raccroché compagnon yi toogoon ak moom Médine ni ko léegi lu ñuy def kon dañuy préparer ñu jël jet privé bi ñu ànd. Imam Mahdi ni non duma ànd ak kenn ñu ni ko lu tax mu ni parce que c'est un piège. waaye ñu ni mais bu dee piège aussi ñun ñëpp ñu demandoo. Imam Mahdi ni déedéet xam naa lu tax ma nangu c'est un piège mais moo tax duma ànd ak kenn. amuñu pexe ñu ni baax na bi ñu ne benn fan ca des Imam Mahdi jël jet privé jóge Médine waaye mu wax pilote bi ni ko soo àggee soo taxawee ba ma wàcc ba noppi rek yow na nga reprendre les airs delluwaat Médine kon maanaam bu ma xaar ni ko boo gisee ma wax la ko xam naa ni c'est un piège. pilote bi d'accord ceeg moom ñu dem ba ñu agsi aéroport Imam Mahdi bi mu ñëwee bi jet privé bi teeree mi ngi fekk rangé lu tolloog 20 personnes 20 personnes yi ñëpp a ngi sol ay costumes yu noir ñenn ñi sax ñi ngi takk ay gilet pare-balles ndekete waa FBI la. Imam Mahdi wàcc pilote bi comme ni ko imam waxe woon moom it mu reprendre les airs mais naka Imam Mahdi wàcc sénateur républicain bi ñëw nuyu ko bi mu ko nuyoo ba noppi rek def benn signe 20 personnes yi taxawoon ñoom ñëpp ñu ñëw ci Imam Mahdi jege ko. Imam Mahdi laaj leen lan la ñu ni ko dañu wax ni nañu la escorter en détention mais mu ni leen mais détention pour lan je croyais que dama ñëwoon pour ñu waxtaan signé waat beneen accord ñu ni non en tout cas daal dañ ni nañ la escorter en détention. mu ni baax na sénateur républicain bi mi ngi ci ànd. Imam Mahdi tourné ni ko yaa ko digle wala sa bureau moo ko digle wala ci kaw ñoo ko digle mu ni en tout cas daal amuñu le choix waaw il faut daal nga dem ñu escorter la en détention pendant 72 heures après ñu xool la suite. Imam Mahdi ni incha allah mais li ma ci xam mooy je pense que da nga ni 72 heures mais dama defe ni même 10 heures de temps duma ko am ci détention bi. ñu ni baax na ñu continuer jël seen oto yi ñu ànd ak moom bi ñu ànd ak moom ba ca benn cellule boo xam ni presque cellule bi rek 2 mètres la ñu ñëw benn chaise nga fa tege ñu ni ko baax na fii la waaw. mu dugg si toog bi mu toogee ki nga xam ni moo dirigé woon ñi ko escorté woon bëgg génn mu woo ko ni ko defe naa dans 30 minutes di ngeen ñëwaat demandé ma pour ma trouver leen solution. kooku daal di reetaan daal di génn naka mu génn rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di feeñ ci cellule bi ci lumière bu weex bu rafet
daal di ni imam Mahdi na nga jàng yaa allahu kun fayakun 7 fois. imam Mahdi jàng yaa allahu kun fayakun 7 fois rek séisme bi commencé diggante Washington diggante Californie diggante New York suuf si di yëngu di trembler. ki nga xam ni moo ko fa tegoon te mu ni ko di nga ñëwaat daw si ni ko lan la suuf see ngi commencé di yëngu di imam Mahdi ni xaw ma lan la waaw. mu ni est-ce que du sa arrestation bi moo indi li mu ni je ne sais pas. ñu demati république yi continué waat bu dalee tuuti rek république yi continué waat amatuñu solution. sénateur républicain bi ñëw ni ko kii nga xam ni ci FBI la bokk te indi la fii avertiroon na ma ni waxoon nga ko di nga fi ñëwaat kon yii yow la imam Mahdi ne en tout cas xaw ma ci dara. mu ni ko mais léegi lu ñu bëggoon mooy mu arrêté su yëpp arrêté parce que lii su continuer baaxul. li ñu bëggoon mooy mu arrêté nga génn te ñu wutal la jet privé nga delluwaat Médine. imam Mahdi ne waaw mën na nekk solution en tout cas. ñu génne ko bi ñu ko génnee ñu jëlaat benn jet privé motul sax 2 heures de temps ñu jël jet privé ni léegi naka delloo Médine. imam Mahdi ni leen jet privé bi duma ci yéeg parce que jet privé bi aussi da ngeen ko piéger pour bu demee ba ci kaw mu exploser. mu ni léegi jeex na ci wàllu di doxale comme ni ñuy doxale nii ci zahir ak ci ay protocole di yéeg ci jet privé di wàcc léegi toll ci pouvoir mystique la ñu toll. dal di jàngaat yaa allahu kun fayakun yooyu 7 disparaître seen kanam. waa Médine dañu toog ba yàgg rek compagnon mi seen ko muy ñëw ñëpp jël télévision yi wër ko ndax yëgoon nañu arrestation bu ñëpp wër ko. monde islamique bi it commencé waaw ña daloon commencé allahu akbar waaw yëkkati drapeau ya waaw bi ñuy def noonu nag bi dajjal yëgee écho bi mu mer waaw dajjal bi mu yëgee écho boobu mu mer parce que nee na def nañu erreur bu rëy dañu doon bëgg anéantir imam al Mahdi waaye faf nañu ko mayaat victoire éclatante. mu mer nag ni kon moom dajjal laaj na kon mu jëlaat beneen décision. kon xam naa fa tabarakallahu tey foofu la ñuy yem bu ñu ñëwee ci phase numéro 17 ñu àggale. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu fas yéene dellu si ci phase numéro 17 ci histoire dajjal. dajjal bi mu déggee écho boobu mu daldi mer. daldi jóg ca fauteuil ba mu toogoon ca bureau daldi génn ci biti woo chauffeur am. bi chauffeur bi ñëwee mu ni ko dama am urgence léegi ma bëggoon discrètement nga yóbbu ma ca ville de Lod. mu ni ko waaye nag bu ko wax protocole de sécurité bi parce que bu ñu ko yégee dañ may accompagner te bëgguma ñu accompagner ma. chauffeur bi ni ko d'accord daldi dem jëli clé de voiture yi embarqué discrètement dajjal ñu ànd jëm ville de Lod. waaye bi ñuy dem dajjal mi ngi mer ba trajet bi yépp waxul dara. bi ñu demee ba agsi mu wàcc ni chauffeur bi mën nga retourner parce que damay xalaat ni soo fi toogee mën na am sécurité bi lu ñu soupçonné ñëw di ma seet. mu ni ko de toutes les façons man su ma paree dana mën a dellu si waat. chauffeur bi ni ko d'accord. mu ni ko nag li ma wax ak yow yépp nag na rester entre nous. chauffeur bi ni ko d'accord. dajjal daldi dugg ci chambre am daldi summi veste bi nga xam ni moom la tegoon ci kaw costume am rek waaxu daldi jubal ci teen bi. bi mu demee ba ci teen bi daldi koy tijji rek tàllal loxo gauche am nga xam ni ca la def bague en or bi mu am baat yu mu wax moom dajjal rek daldi sóobu ci teen bi.
bi mu sooboo ci teen bi rekk dajeek iblis di waaje génn. bi dajjal dajeek moom dajjal ni ko mënuma la woon xaar, yow yaa daan ñëw ci man, mais cette fois-ci il fallait ma dem seeti la parce que dafa mel na dégguloo écho boobu. iblis ni ko dégg naa lépp. mu ni ko lii lépp dépassé woon nañu ko, waaye gis nga mu ni ko rek erreur bi nga xam ni États-Unis def nañ ko ak Imam Mahdi tax léegi monde musulman bi yépp commencé waat na nu meloon avant. iblis ni ko loolu yépp dëgg la, mais lii am na pexe. dajjal ni ko lan moo ciy pexe. iblis ni ko xam nga lii choc la ci ñun, ba tax na tey mën nañ ni chaîne de télévision yépp ñi ngi tourner ci ay compagnons ci ay mbiram moom. iblis ni ko pour ñu fàtte ko il faut ñun ñu créer choc boo xam ni mooy gën a diis seen bos ñoom. dajjal ni ko nan lañ koy créer. iblis ni ko lan nga njëkk woote ba tax ñu topp la. dajjal ni ko woote naa yonent yàlla Insa. iblis ni ko léegi dépassé nañu phase boobu, léegi lan nga war a woote waat. dajjal ni patt ba yàgg mu ni ko wax nga dëgg, bàyyil ma dellu Jérusalem woote yàlla. iblis ni ko c'est une excellente idée. ni ko xam nga soo delloo woote yàlla choc boobu mooy gën a rëy bii nga xam ni moom la Imam al Mahdi créé. su boobaa chaîne de télévision yëpp daanu ko fa bàyyi ñëw commencé di tourner ci sa programme ak ci sa mbir. dajjal daal di kontaanaat, daal di jàppaat confiance. iblis ni ko soo demee rek na nga woote yàlla, su boobaa résultat yi ma la wax yépp di nga ko mën a gis. te mu ni ko à partir d'aujourd'hui del def ni moom. iblis ni ko du dégg nga moom bi muy jóge fële mu ni léegi pouvoir mystique moo xew, jëlul jet privé mais mystique la utiliser di dem fu ko neex. mu ni ko yow aussi commencer utiliser sa mystique, waaye avant tout na nga dem nga woote yàlla ba noppi soo koy commencer loolu. dajjal ni ko d'accord. de l'autre côté ca Médinatul Munawwar fekk na Imam al Mahdi ak jullit yi mu àndal ñi ngi julli tisbaar ba noppi. bi ñu jullee tisbaar ñu war a rejoindre seen résidence. Imam Mahdi ni compagnon yi jiitu leen ma dallu tuuti. compagnon yi dal di koy jiitu. mu jël kaala gu verte ga mu tegoo woon dal di koy lal ci tapis vert bi nga xam ni moo nekk ci mosquée ba Médine. mu lal ko ci tapis vert bi moom Imam al Mahdi dal di tëdd. bi mu tëddee ni day dallu mu commencé jàppanteeg nelaw. bi muy commencé jàppanteeg nelaw rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di koy feeñu ci gént gi ni ko prépareel sa ay compagnons yépp te ngeen dellu Màkka, parce que am na ñaan boo xam ni war nga ko ñaan Màkka rek nga ko mën a ñaane. naka yonent bi wax ko rek Imam al Mahdi dal di yeewu, dal di jóg même pas une heure de temps dem rejoindre ay compagnons. bi mu agsee mu ni leen nañu préparer ñu delluwaat Màkk. nettali leen gént gi ni leen parce que gis naa léegi yonent bi ma tëddee ci tapis vert bi di jàppanteeg nelaw, mais nee na ma naa rejoindre Màkk parce que am na ñaan bu am solo bu ma war a ñaan te Màkk laa ko war a ñaane. compagnons yi daal di préparer. bi ñu préparer voiture yi ñu àndandoo ñoom jëm Màkk. bi ñu demee ba Màkk ñu agsi bi ñu agsee
ñu dugg seen résidence commencé di dallu bi ñu commencé di dallu ci beneen côté bi muy Jérusalem Dajjal par pouvoir mystique rejoindre na Jérusalem parce que li ko Iblis wax la def dafa génn rek jël bague en oram bi wax ay baatam rejoindre bureau ci diggante xef ak xippi parce que moom am na pouvoir boobu mu agsi daldi ni nañ ko wool ñenn ci ay protocole yi nga xam ni ñoom la bokk ak parti bii di Front National Juif ñu wool ko service boobu bi service bi ñëwee ak ñi nga xam ni ay kóllëreem lañu te ñu bokk ak moom parti bi mu ni leen dafa bëgg ñu organiser ko benn rassemblement boo xam ni dignitaire parti bi yépp daañu ko fekke ak ñi nga xam ni ñooy ay députéem yi nga xam ni dafa jàpp ni moom moo tax ñooñu falu à la Knesset ak ñeneen ñi nga xam ni ay kóllëreem lañu mu ni ñooñu ñëpp bëgg nañu fekke ko te naka chaîne yi diffusé en direct ñoom ñu d'accord ci daal di koy organiser le lendemain biñ ko organiser le lendemain ba ñëpp toog Dajjal daal di génn daal di dox ba ci ñoom mu siggi xool leen ñoom ñëpp ñu àndandoo di ko xool ñëpp a ngi ni tekk ndax xamuñu lu mu bëgg wax mu ni leen ci ñetti point laa bëgg wax ak yéen mu ni point bu njëkk bi mu ni anéantir naa kooku ñuy wax Imam Mahdi ndax mbooloom accord boo xam ni mësoon na ko signé annulé naa accord boobu benn réew dong moo ma tenir tête actuellement muy Russie te Russie foog naa ni bu ñu waxtaanee daañu nangu gars yi daal di tàccu mu ni deuxième point bi mooy invité woon nañ ko aux États-Unis ci sunu sommet boobu mais mu ni man maa tax demul man maa tax ñëwul maanaam man la ragal moo tax ñëwul gis nga ni mu falsifier histoire bi mu ni man la ragal moo tax ñëwul kon mooy wane ni moom ñemewuma bët ak bët mu ni troisième point bi mbooloom moom ku ànduloon ak moom Imam Mahdi ñemeetoo wax yaa ngi ni tekk déggatoo leen mu ni démb rek la benn chaîne de télévision di leen wane ñuy wax noonu rek waaye liñ doon wax sax gëmunu ko mbooloo mi ni tekk mu ni loolu yëpp nag pour lu tax ma wax ko mooy dama leen bëgg wax ni woote woon naa fi yonent yàlla Insa ngeen weddi ko ngeen gis ay preuve kon ngeen nangul ma mu ni leen tey nag li may woote nga xam ni léegi loolu lay bëgg dugal seen bopp te ngeen war ka nangu mu ni léegi yàlla lay woote am na ci juif yi ñoo xam ni dañoo xaw a reculer ndax tiit mu ni yàlla lay woote ndax li ma def nii mu ni mooy prouver ni mën naa woote yàlla mbooloo mi ni tekk mu xool leen ni ndax da ngeen ci am xel ñaar walla fekkee da ngeen ko ci am léegi dinaa décider mu ni wut groupe boo xam ni plus de 100 personnes la dinaa ànd ak ñoom mbooloom réew moo xam ni que la ñuy wax Imam Mahdi am na fa ay compagnon wala am na fa ay disciple danaa dem ca réew moomu fexe ba disciple yooyu wëlbati ko topp ma mbooloo mi nag soogay tàccu mu ni leen à partir d'aujourd'hui nag na ngeen xam ni léegi yàlla lay woote léegi dépassé naa cadre bi ma doon wootee yonent yàlla Insa ci jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu Imam al Mahdi ca Makka ni ko waxtu ñaan bi jot na Imam al Mahdi jóg ànd compagnon mi dox ba ci biir masjidil haram mu dox ba ci wetu kaaba gi mu dox ba ci diggante maqaamam Ibrahima alayhi salaam ak kaaba gi Imam al Mahdi taxaw ni bismillahi rahmaani rahim
laa ilaha illa allahu alxalimu alkarim subhanallahi rabbi samawati sabai wa rabbil arshil azim. niwaat bismillahi rahmani rahim laa ilaha illa allahu alxalimu alkarim subhanallahi rabbi samawati sabai wa rabbil arshil azim. wax ko juróom-ñaari yoon. tàllal loxom ni yàlla maa ngi lay ñaan dajjal mii lii nga xam ni woote na ko léegi ca Jérusalem daldi wax ni moom mooy yàlla na nga wan ñépp ni dajjal yéeféer la. fi imaam al mahdi waxee loolu siggi xool asamaan gis xayb benn malaaka jóge fa mi ngi ànd ak riir boo xam ni kenn mënu la nettali riir ba. malaaka boobu wàcc ci mondu shahada par inaayatu rabbaaniyu. imaam al mahdi ngi jàkkaarloog moom ci baatin. malaaka bi di riir ba ca fa dajjaal taxaw di wax. malaaka ba am lu mu jël rekk dóor ko ci jëwu dajjaal. mbooloo mi toogoon ak dajjaal dañoo tiitoon ba bëgg tasaaroo ndax dañu dégg explosion boo xam ne dañu defoon ni sax attentat la walla dara te fekk na loolu ci côté baatin la. dajjaal dem bay waaj a daanu daldi taxawaat waaye bi mu taxawaatee mbooloo mi yépp ñi ngi jaaxle ndax la génn ca jëwam la gisul. ñépp di xool jëba ñu gis ca jëba ñu bind ci kaafir. ndekete malaayika bi loolu la indi ci jëwu dajjaal ñu bind ci kaafir. ñépp di xool jëwam. dajjaal tourné gis ñépp di ko xool mu daldi tourné waaxu ci voiture am xool ci miroiru voiture bi gis ci jëbi ñu bind ci kaafir. mu bëgg ko nëbbu mu xool ci bac en or bi nga xam ni moom la takk ci loxo gauche-am def ci pouvoir magique pour effacer ko laal ko faf kaaf bi gënati nag yaatu. mu xam ni lii du lu ñuy dindi. mu daldi tourner commencer di xool nag ban stratégie la war a jël. mais ci instant boobu rek xay bu seen bopp ñoom it commencer organiser. beneen malaaka jaarati ci ñeenteelu asamaan ñëw ci yenent yàlla Isa alayhi salaam Isa ibnu Maryam fekk ka mi ngi taxaw ci ñaareelu asamaan. malaaka bi jël benn tablette jox Isa ni ko bis ni ki tey kële ca kaw suuf di dajjaal woote na yàlla. comme woote na yàlla tablette bii rëdd ci ñeent fukki fan yi su motee rek am nga autorisation wàcc fekki ko. waaye ñeent fukki fan yooyu moom mooy 1 an 14 jours. ci loolu lañ koy delloo ci 1 an di 12 mois 14 jours ci lañ koy delloo. moo tax boo demee ci téere yi da ngay gis ñu bari ci ñoom da ngay gis ñuy wax ni dajjaal nangami at la fi am ñii ni nangami at la fi passé mais kenn ku nekk ci ñoom doonte jubóowuñu ca nan koy waxe kenn du la wax kañ la at yooyu di commencer. maanaam nombre at yooyu ñuy wax moom la fi dajjaal di passé kañ lay débuter. mi ngi débuter nag ci bis bu wootee ni yàlla la. ci moment boobu la ñuy jox yenent yàlla Isa alayhi salaam tablette boo xam ni 40 jours lañ ci rëdd. 40 jours yooyu nag yamul ak 40 jours shahada yi suñ ko nattee fii ñun dafay nekk sunu 1 an 14 jours. pourtant boo xoolee ci xay bu ci sama jàngale bale Isa ibnu Maryam gis nga moom it bu wàccee dañ ni 40 jours la fi am waaye 40 jours am mooy 9 ans ndax xay bu yamuñu ni ñuy calculer. 40 jours yenent yàlla Isa su wàccee mooy suñu 9 ans ñun. 40 jours yi ñu àppal dajjaal pour yenent yàlla Isa wàcc mooy 1 an 14 jours. kon gis nga dajjaal 2 mois la passé en tant que premier ministre woote yàlla. bi mu wootee yàlla ñu jox Isa ibnu Maryam tablette boo xam ni su motee 1 an 14 jours si sunu ay jours ñun Isa war na wàcc fekk si ko. waaye loolu yëpp nag taxul dajjaal yëg ci dara moom mi ngi commencé di nàmmu meram di naqarlu bind boobu ñu bind ci jëwam parce que leer na ko ni bind bii kat loxo imaam al mahdi génnu ci. te imaam al mahdi fekk na dafa ñaan loolu ca Màkka rek loolu réagir
jaari ci malaayika bi ñu ñëw taf ka ci jëwu dajjal ñëpp gis kaafir bi. dajjal na commencé di mûrir léegi nan lay fexewaat ba convaincre ñëpp ci bind bi ba duñ ko gis ci côté négatif mais ñu gis ko ci côté positif. kon xam naa dinañu ci dellu siwaat ci phase 18 bi incha allah. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. tey ñu fas yéene ñëw ci phase numéro 18 ci histoire dajjal. ginnaaw bi malaayika bi rëddee loolu ca jëwam te muy kaafir, ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci jotaay bi yépp braqué seen regard ci diggante ñaari bëtu dajjal yi. dajjal hésité ba yàgg mu jékki saa waaxu jëm ci fuul bi. bi mu ñëwee mu ni gis ngeen imposteur boobu moo rëdd lii sama kanam pour saboter. mu ni parce que dégg na ma woote yàlla te xam na ni yéen peuple bi gëm ngeen ma, pour saboter mu rëdd lii ci sama kanam wax ni man mécréant la. ful bi ni tekk di ko déglu. mu ni je le reconnais, moom am na pouvoir parce que moo tax mu mën a nekk fa mu nekk rëdd lii ci sama kanam pour saboter. mu ni waaye dana ko coûter cher parce que man aussi am naa pouvoir te duma ko seetaan. ful bi ni tekk ba yàgg benn maire bu am 70 ans jóge ci ful bi ñëw ba ci kanamu dajjal mu taxaw. mu ni ko bi ngay wootee di wax ni yaay prophète Insa fii la ma fekkoon gëm naa la, mais nag nga woote tey ni yaay yàlla, loolu man même bu dee ci sa peuple laa bokk duma ko mën a accepter. dajjal daal di koy xool ba yàgg mu ni ko xanaa jour bi may tere ku ma contredire fekku la fa woon. maire bi ni ko fan la, mu ni ko bi ma nekkee ci sama temple bi te veillard boobu am 88 ans contrediroon ma def sama ay menaces ni bu ma kenn weddeeti, xanaa boobu fekku la fa woon. maire bi ni ko fekkoon na ma fa, waaye li nga woote tey moo ëpp ci sama bopp pour ma nangu ko. dajal ni ko yéen nan laay def walla lan lay prouvéti ba ngeen gëm li ma leen di wax. maire bi ni ko weddiwuñu la, waaye yàlla bi nga woote tey moo ëpp ci sama bopp. dajal ni maire bi ana sa yaay. maire bi ni ko sama yaay
décédé na yàgg na. mu ni ko ana sa papa. mère bi ni ko sama papa décédé na yàgg na. mu ni xaaral. daldi tàllal loxo gaucham bi mu takk bague en or bi ci côté mbaggu ndeyjooru mère bi, wax ñaari baat ëf côté mbaggu ndeyjooru mère bi. baayam bi nga xam ni décédé na yàgg na daldi génn taxaw. mère bi tiit ba xulli bët yi di gestu ndeyjooram. Dajjal ni ko des na. yëkkatiwaat loxo gaucham bi mu takk bague en or bi ci mbaggu càmmooñu mère bi, wax ñaari baat ëf yaayu mère bi nga xam ni décédé na woon ay années yu passé yu yàgg daldi génn taxaw. mère bi daldi xulli bëtam tiit di xoolaat càmmooñam. ñoom ñaar ñu daje daldi nag embrasser mère bi, daldi koy téye di ko réconforter naan ko ay suñu doom jàngi nii. foule bi dañu tiit ba kenn mënul wax. Dajjal ni ñii kañ lañu décédé yàgg na. dekkil naa leen indiwaat leen fii may woote yàlla ba léegi am ñoo xam ni ñi ngi xalaat ndax ñu gëm ma walla ñu weddi. rek mère bi daldi sukk daldi fóon loxo Dajjal ni ko nangul naa la. Dajjal ni nag 24 heures laa la may ak sa parents yi ngeen dem saafonte waxtaan, après ñoom dañuy disparaître dellu ca monde ba ñu jóge. te gis nga li ci reelu mooy ñaar ñooñu mu dekkil ci mbaggu ndeyjooru mère bi wax ni kii papaam la, dekkil ci mbaggu càmmooñu mère bi ni kii yaayam la. ñaar ñooñu ay afaarid yu ànd ak Dajjal lañu. Iblis a leen demandé pour ñu dimbali Dajjal ci woote bi muy woote yàlla, nanu génn kiy jël jëmmi papay mère bi, kiy jël jëmmi yaayu mère bi, ñu taxaw sekk ci mbaggam. moo tax Dajjal ni ko suñu passé ak yow 24 heures rek dañuy delluwaat parce que ay afaarid lañ. waaye ñëpp ña fa toogoon mujj yéemu. ñëpp ña nga xam ne ñu ngi doon dute ci Dajjal woote bi muy woote yàlla, ñoom it ñu commencé ku nekk naan li mu def kat moom kenn mënu ko kuddul yàlla. waaw ñu naan li mu def kat kenn mënu ko kuddul yàlla. ñu commencé ko gëm. bi ñu ko commencé gëm waaye loolu yëpp teewul rek réconforté na tuuti Dajjal. waaye taxul ba léegi nag mer bi ci moom disparaître. ndax kaafir bi ñu bind ci kanamam la mënula digérer ba léegi. mu daldi ni kon na ngeen xam ne à partir d'aujourd'hui léegi waxatuma di leen menacer wax bu ma kenn contredire, mais ñemeetu leen ko. ndax prouvé naa kii mi ngi nii mu ni papaam ak yaayam ñaata at la ñu décédé, ñi ngi nii ànd ak moom fas yéene dem kër ga am ak moom 24 heures. ñëpp commencé glorifier turam ni mu ko bëggee woon ak ni mu ko waxee woon ci temple bi. mu jeexal séance bi nag daal di jóg. bi mu jógee daal di dellu ca bureau. bi mu delloo daal di convoquer cabinet ni leen rëdd bi sama kanam wax naa leen fa mu jóge, wax naa leen lu ko tax a jóg sabotage la. kon pour l'instant li nu war a njëkk def mu ni mooy nanu viser ñi nga xam ni dañu ànd ak Imam al Mahdi. nañ leen viser, nañu fexe ba bu Imam Mahdi mënul fay ñoom ñu fay à sa place. ñu ni fu ñuy njëkke mu ni ci blocus boo xam ni mooy gën a metti bu ñu jotoon a def ci Palestine. te it nañu fexe ba dignitaires religieux yu fa nekk yépp nañu leen arrêté. ñu commencé chaîne de télévision yi di wane ni ñuy persécuter population yi nga xam ni ñoo fa nekk, ni ñuy persécuter dignitaires yi. waaye loolu satisfairul Dajjal ba léegi. mu organiser waat
rassembler arméem ni leen armée bi amuleen ñaari objectif benn objectif ngeen am mooy fexe recherche ci drone yépp nag laa wax yu disponible même s'il le faut même ñu àbbu yeneen yoo xam ni sax amuñu ko mais dañu jël bépp drone mettre que ci benn disposition mettre que ci benn objectif muy lan muy trouver fan la Imam Mahdi situé ak fu mu situé wu nag ci globe terrestre bi laa wax gaa ñu commencé jël drone yi commencé drone de surveillance yi waaw avion espion yi ku nekk waaw yaa ngi cay liggéey ñu cay liggéey ba yàgg rek moom mi ngi toog di contrôler benn lieutenant tourné rek ni ko trouvé naa ko mu ni trouvé naa cible bi mu ni ko mi ngi nii wan Dajjal xool ci écran bi dal di koy gis Imam Mahdi ngi sol jàllabe bu weex tegoo kaala gu vert gi Dajjal ni bu ñu xaar sax comme trouvé nga cible bi bu ñu sax xaar fexeel ba ñu sécuriser ko ba nga xam ne drone bi du bouger mètre fi mu tourné di préparer pour xool nan lay lancer attaque am keneen ni trouvé waat naa ko mi ngi nii Dajjal ni sécuriser jékki saa keneen ni trouvé waat naa ko keneen tourné waat ni trouvé waat naa ko Dajjal ni mais comment ça fait que mu nekk benn nit yéen ñëpp ngeen bëgg ko trouvé ñu xool ku ne naan trouvé naa ko kii naan trouvé naa ko kii naan trouvé naa ko ba nu sécuriser 70 personnes yoo xam ni benn bu ca nekk nee ñu mooy Imam Mahdi Dajjal xool ni mais mën na nekk ni ba léegi benn personne bi la moom mooy def pouvoir yi ni lancé leen ñu lancé waaw commencé lancé missile yi benn par benn bi ñu lancé ñu jékki saa rek gis chaîne de télévision bi di diffuser ni gars yi dañu bombarder aéroport bi nga xam ni moom moo nekk ca ville de Lod mais mu ni nu mënee am ñu xool ndekete ñoom yi ñu lancé foofu la dal Dajjal daal di nag mer daal di meraat ni gis nga nim ñu manipuler nekk 70 personnes ñu lancé missile bu ca nekk dal fii ni léegi benn destination lay def mooy dem leen léegi ñu préparer bu ñu préparer ñu jël Boeing bi jublu directement dëkk ba nga xam ni fa lay nekk di def déclaration muy màkk ñu dem fa gaa ñu ni ko boo demee est-ce que monde bi duñ ko gisee neneen walla rek Iblis ñëw ci nopp càmmooñam ni ko xam nga nooy def ñii nga xam ni ñoo lay jàppale ñi lay faral jàppale ci àdduna bi di dirigeant àdduna bi ñu bari di la jàppale am na bët boo xam ni soo ko defee nii duñ ko gisee noonu xam nga nooy def utiliser sa pouvoir mystique nga fexe ba loo wax ñoom ñu def ko ba pare sécuriser le domaine boobu ba noppi soo sécuriser seen xel ba pare ba loo wax ñu def ko léegi nag mën nga def sa voyage bi Dajjal ni baax na toog kenn ku ci nekk ci ñoom mu woo la téléphone ni la li mu bëggoon daal mooy bu fekkee Imam al Mahdi am na foofu ay nit wala ay ñoo xam ni ay sympathisants am lañu ngeen fexe ba su ngeen leen mënul génne ndax seen nationalité lañu fexe leen ba su fekkonte ni par exemple ñooñu dañ doon jënd loo xam ni buñ ko doon jënd dañuy wax ni lii 1 franc la def leen ko 20 francs maanaam gën leen jafeel seen commerce tandis que ñi nga xam ni nag samay sympathisants lañu su ngeen leen waroon jaayee 5 francs jaayi leen 1 franc su ngeen defee noonu léegi dinañu am ñu adhéré waat ñooñu commencé ko exécuter ci dëkk yi ñu nekk nga gis jullit yi nga xam ni ñoom ñoo ni woon kaafir bi feeñagul woon moo taxoon ñu doon xalaat mbaadu Insa léegi gis nañu kaafir bi ñu d'accord ni kii Dajjal la mais ñu teg mesure yooyu rek ñu commencé tamit di dutewaat naan est-ce que du ay xeex rek digganteem ak Imam Mahdi moo tax mu bindal ko lii ci jébi waaw pour seen intérêt Dajjal nag ni léegi comme demee na nii léegi nag nañu préparer ñu jël Boeing bi jël 100 personnes ànd ak ñoom ci Boeing bi ni leen ñu def direction nag fas yéene jëmali màkk kon xam naa fa tabarakallahu tey foofu la ñuy taxawagum ba ci phase bi nga xam ni moom mooy phase 19 ñu àggale incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu